heure jot na ba teg fukki simili ak juróom-ñett. ñu fàttali heure bi rek ah. noonu la question yi bari nag. waaw kay moo tax ba bëggoon puisque dañoo bëgg dem si beneen pàcc bu am solo muy wàllum ndox mi. parce que waa Parcelles dañuy toog di ma xaar xam naa ci question boobu. moo taxoon nag voilà ñu ñëw ci question yi nga xamante moom mooy question assainissement bi. bari na ci ay questions yi nga xam ne taataan nañ ko nag tey ak internet yi xam naa soxal na leen ndax mbirum mbënd meeg ndox mi nga xamante ne fi mu ne nii moo lëmbee Sénégal bi njëkk am na ku ne ci Twitter laa ko jëlee léegi nii hashtag bi 221 ñu ne laajal leen ñu Serigne Mbaye Thiam xanaa bi ñuy ériger Kër Massar en département sóoraale woon est-ce que sóoraale woon nañu inondation léegi dama xaar question yëpp wala ma tontu si boobu del tontu au fur et à mesure. non xam nga ñaar yi bokkuñu. parce que ce n'est pas parce que da ngay ériger département que bés bi nga koy ériger département bi jël décret bi wala loi bi ériger ko rek ndox dootu fa wàcc inondation dootul am. oui donc da nga koy def ba pare def ay programme pour mu dem xam nga fi mu nekk nii su ma je cite rek un exemple là c'est comme waa Kédougou suñu jaw toogoon benn jamono ñu ne xanaa bi ñuy def Kédougou région xalaatuñu woon indi fa hôpital mais bi ñu fa defee région boobu loolu moo indi Kédougou di am yenn infrastructure yi de niveau régional ba ñu indi fa hôpital régional indi fa leneen ak leneen ak leneen donc loolu moo koy indi donc le fait que ñu ériger ko département mooy permettre yenn projet yi ñuy indi ci département yi chef lieu de département yi ñu indi ko fa te démarré nañ ko déjà ak assainissement bi nga xam ne moom lañ fay def waaw am na keneen mais du teew mi teew daal ndànk-ndànk lay ñëwee waaw am na solo am na keneen ku laajte l'accès à l'eau dans les zones rurales naka mooy naka ci seen taxawaay surtout ci mbirum assainissement non ñaari mbir la boole ndox mi ci mbirum ci réewu kaw gi loolu Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne dañ koy kañ ci mbirum réewu kaw yi nga xam ne am nañu ndox tey jii soo xaymaa li ñuy wax taux d'accès à l'eau ci milieu rural bi ñu ngi nekk à plus de 96% taux d'accès en milieu rural ça veut dire que presque dëkk yépp am nañu accès li ci des tuuti la mais problème bi ñu am ci accès au en milieu rural mooy problème de la sécurisation de l'accès à l'eau en milieu rural dañu am vulnérabilité parce que soo gisee benn village en milieu rural wala un certain nombre de lots de village da ngay gis benn forage moo leen di alimenter te xam nga forage machine la da ngay gis comme nit ñi am nañu forage léegi presque seen teen yëpp dañ koo tëj wala ñu sëkk ko da ngay gis su paanu forage bi paanee rek du jour au lendemain village bi dootul am ndox donc loolu la lay wax mbirum sécurisation looloo tax léegi ñu ngi dem maintenant vers interconnexion de forage ak des forages multivillages. nga xamante bii bu paanee rek beneen bi jël relais. waaw beneen bi jël relais bi voilà. en plus simple ouais. C'est ça on a une vulnérabilité benn forage ngay am su paanee rek du jour au lendemain bi dëkk bi dootul am ndox. mais vrai problème bi ci milieu rural bi mooy réforme hydraulique rurale xam naa boobu Mohamed da ngay jàll. après ñun bu ñu ñëwee ci ndox mi. waaw da ngay ci ñëwaat waaw mën ngeen cee dellu si. boobu loolu am na solo am na keneen ku laajte mu ne qu'en est-il de la question des travailleurs bénévoles de l'hydraulique qui demandent à être recrutés ñoom de ñi ngi laajte ñu recruter leen naka yan jéego nga ci ministre bi taxaw fi mu ne nii ñu recruter ñi nga xamante ne ay travailleurs bénévoles lañ. waaw li nga xam ne moom laa bëgg a wax ci ñooñu mooy d'abord ñaan naa pour ñu jël leen dans le cadre des 50 000 emplois là yi ñuy créer parce que ay 90 et quelques la ñu indi woon benn liste ñaan naa pour ñu jël leen waaye tamit il faut que tuuti ma wax leen ne suñu jëlee seen dossiers yi di ko indi war nañ koo xoolaat parce que dañ maa indil benn liste boo xam ne bii dañ cey def ne kii turam santam kañ la juddu fan la nekk bénévole ñaata temps la fa nekk bénévole gis naa fa ñoo xam ne ñii ñi ngi nekk bénévole depuis fanweeri at ak ñett ñenn ñi depuis ñaar fukki at ak juróom-ñett ñenn ñi fukki at ak juróom li nga xam ne moom ñi ci sant Sarr ak lii ak Saw li ma leen bëggoon a laaj mooy ñooñu nga xam ne fanweeri at ñi ngi ne bénévole lañ nan lañ doon dundee loolu jar naa laaj quand même fanweeri at ñu nekk ko bénévole ñaareel bi bëgg liggéey rek ñaareel bi biñ ma joxee liste bi damaa am li ñuy wax instinct de l'auditeur ma jël ci ñoo xam ne ñii
ñi ngi nekk bénévole pendant 18 ans ma seet kañ la ñu juddu calculer seen at seet ne am na ci ñoo xam ne ñii depuis bu fukki at ak benn la ñu nekkee bénévole ñii depuis fukki at ak ñett la ñu nekk bénévole maa ngi leen di wax nag loolu nag suñuy régulariser loolu tamit dañ ko xool te maa ngi yore liste bi jugement mun na am jugement maa ngi yore liste bi mais jugement dafa dugg ci affaire bi mais parce que ce n'est pas nuru na ay seetal door rek seetal rek ndax lu am la seetal rek 11 nit ki ans, 11 ans mën bu ngaa la nekk fekkee ci bénévole forage ngay depuis nga am bénévole. fukki at ak ñett wala fukki at ak benn loolu tey na xel mais maanaam dañoo jugé wala nekk nga bénévole pendant fanweeri at ak ñett nekk nga bénévole yaa ngi xëy toujours dem di liggéeyi ministère hydraulique wala division hydraulique amoo sol delluwaat sa kër su bëgg nga xëyaat ñëw nekkaat bénévole bëgg liggéey rek bëgg liggéey danañ ko xool waaye daal xam naa ne indi nañ ci yërmande léegi waaw indi nañ ci yërmande Yërmande, mais ñi nga waaw. xam ne nag mais nag il faut ñu surtout leeral ñu ko nekk ci fanweeri at ak juróom yi waaw moom il ci faut benn ñu bopp leeral waaw ko il faut ñu leeral ko jàppale leen waaw mais il faut ñu leeral ko mais nag kan nga ñaan comme yow yaay ministre bi kan nga ñaan non mais autorisation recrutement dans l'État président nga koy wax parce que le budget là moom ba koy alloué même soo nekkee ministère éducation nationale soo bëggee recruter ay enseignants da ngay bind ministère fonction publique ministre finance def évaluation financière bi ñu indi ko waxtaan ci ñu ne ok 2500 nga laaj mën nañu joxe 2500 mën nañu joxe 2000 en fonction des arbitrages budgétaires de l'État. Mamadou bu ci topp ñenn ñi may gis rek ñu naan ñàkkum ndox mi ci yenn secteurs yi wala yenn zones yi fii ci Dakar ñu ngi koy kaas fu ne. belle transition loolu moom nekk na lu am solo ñàkkum ndox mi lu mu laa gis damay gis gars yi naan ci suñu plateforme Facebook bi ñi ngi jot message yëpp ñi ngi gis seen commentaires yi aussi di leen fi jaare jaajëfal leen mais ñàkkum ndox mi loolu laa leen di bàyyil question yii boobu. waaw ñàkk ndox mi waaw jox nga ñu patate chaude boo xamante ne dañ koy jël ak voilà avec beaucoup de parce que dañ koy dund ñun ñàkkum ndox moomu noonu dañ koy dund ban quartier nga nekk Parcelles Assainies unité 24 waaw ñu dañ koy fi mu dund nekk bu baax nii a da nga baax am a baax a problème baax non wax dëgg yàlla moom tane na tane na wax dëgg baax na yàlla daal. mais ci jamono yële moom ça fait maintenant un mois moom ay citerne ñoo ñu doon may ndox te loolu nag xoolal depuis 89 la waaw depuis 89 noonu la demee woon waaw ndox mi ñàkk na facture yi cher na wax na léegi heureusement bi nga waxee ne tane na tane na wax dëgg yàlla passé na tane sax waa am na yoo xam ne yi wér nañu am na yoo xam ne yi passé na tane dafa wér bi ñu defee KMS 3 bi ñu ko mettre en KMS service 3. ba léegi am na ay gox yoo xam ne yi def nañ fa reportage ñu daan am ndox diggante 4 heures du matin 6 heures du matin wala 2 heures du matin ba 6 heures du matin léegi ñoom seede nañ ne ñaar fukki waxtu ak ñaar bés bi yëpp dañuy am ndox c'est ça loolu moom am na c'est vrai. mais nag problème bi am ci diir boobu certainement dafa durer quelques jours mooy ndox mi bi mu ñëwee am doole dafa fekk ay réseau tuyaux yoo xam ne yi peut-être pendant longtemps sollicité wuñ leen parce que ndox dafay ñëw ak doole mu am beaucoup de fuites ñu def benn programme de réparation des fuites parce que renouvellement réseau distribution ndox mi Dakar mi ngi nekkoon ci projet usine de dessalement muy 300 kilomètres de réseau yu ñu war a renouveler Dakar mi ngi nekkoon ci projet usine de dessalement appel d'offre bi jox nañ ko benn entreprise signé na contrat bi ba nga xam ne léegi la war a démarrer travaux yi alors que diggante bi KMS 3 ban entreprise la war nañ ko mën a wax kay. mi ngi tudd Sino Hydro Sino Hydro la tudd ay chinois lañ oui ñoom ñoo gagné appel d'offre bi je veux dire que waxuñu de kii na ko gagné oui monsieur le ministre. appel ñoom d'offre ñoo ko gagné appel d'offre la non d'offre. Appel d'offre. dessalement yaakaaruma ni am nañ fi entreprise yu ko mën wax dëgg non yàlla non léegi waaw dessalement bi moom dindi ndox kii donc bi man de gisoon naa fi benn sénégalais. waaw vraiment c'est un génie. Kaolack wala dama fàtte tur bi. parce que léegi mag dikk na. kooku indi woon na benn solution. au début de solution sur le dessalement Macoumba. je pense que dinaa ñëwaat parce que kooku. ah non kooku il faut nga def recherche. En tout cas, ah oui. oui il faut faire des recherches. li ma mën a wax mooy bi ñuy lancé appel d'offre bi neewuñu ne aay nañ ko ma Samba wala aay nañ ko ma Demba tout à fait absolument. dañ ko bind ci journaux yi daal di ne ku mën a def Ñu na soumissionné. nga wax ni nga koy defaree ak ci ban njëg nga koy defaree